Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg bëccëg geek lu soxal activiste bi di Abdou Karim Gueye ñu koy woowee xurum xaq liberté provisoire bi ko awakam doon sàkkul am nañu ko. Tribunal cour d'appel bu Ndakaaru kon nangul na ko ab liberté provisoire ba tax na day dellu ngéyeen moom Abdou Karim Gueye lu aju ci boobile audience moom la 3e chambre correctionnel bu tribunalum Ndakaaru xëye woon kon naka tey jile des ba léegi ci wàllu yoon ak yoonal waa SYTJUST di syndicat gi jaboote liggéeykat yi ci wàllu yoon ñetti semaine ngi kon ñu nekk ci géréw seen géréw boobee gis nañu ne bari na fuñ ko topp ci réew mi fu ca mel ne ca Sédhiou am nag cooxe gu rëy goog géréw bi jur na ko ca liggéey ba diwaanu Sédhiou leerali Max Kilik Kamfani nuñ ko nemee ko fépp grève SYTJUST bi topp nañ ko bu baax a baax ci Sédhiou. nga seetloo ci weeru juin bi ci fukki fan ak juróom ba tey ñun ñu ngi banque suñu loxo demuñu liggéey. ab tektekaaral bu yaax bu ñu nemee ko ci tribunal bi jural jafe-jafe askan diwaan bi nga xamante ne demoon nañu ba tàmbali di nooye bu ñu sàncee lii di TGI bi tax bo askan wi sonnatuñu woon ngir ut bépp kayit bu ñu war a amee ci tribunal waaye ak grève bi lee dafa mel ni askanu Sédhiou dafa delluwaat ci njalbeen Souleymane Biaye noppiwul di dem saa su nekk ci bërëb boobee ngir am casier judiciaire. ñi ngi fii ci tribunal Sédhiou ngir toppatoo suñu kayit waaye mënuñu def lu ni mel bëgg nañu gis ñu jiite tribunal bi waaye ak grève bi mënul am liy firnde rek ñi ngi dund ay jafe-jafe yu tar naam ñi ngi noppi nekk jafe-jafe yaa ngi nii. ñi liggéey foofu suñu sukkandiku ci kaddu maître Ousmane Diong taxawu liggéeykat tribunal ci Sédhiou waaye nagam seen jëwriñ waxul dara ci mbir moomu ñoom ñi jàpp ni jaar na ñu topp mot d'ordre bi. seetlu nañu loolu xam ne nit ñi moom sonn nañu wax dëgg yàlla ñu ngi woote di laajte ñun sax loolu neexuñu mais ñàkk pexe ñun lu ñu laaj li ministre bi ñu ci déglu woon rek ñu fexe ba lijjanti loolu rek bu soobee yàlla ñun nañ commencé ñu liggéey ndax population bi na seen xel dal ñun moom ñoom la ñu àndal bu soobee yàlla. daaw déglu leen benn grève fii ci tribunal parce que dañoo toog xaar di yaakaar ne ñoom dinañ respecté seen kàddu mais nag malheureusement gis nañ ne respecté wuñu ko loolu moo tax nag ñu banque si yëpp. ñu bootu si SYTJUST si wane ni taxaluñu temb ngir wëyal seeni grève bi ba ñu jot lu ñu bëgg naam sa doon na luy jural askan wi jafe-jafe yu bëri askan woowu sax xamal ni sonn na dund bi lee jafe-jafe Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. fàttali ne waa SYTJUST mu di syndicat googee jaboote ñuy liggéeyee ci wàllu yoon tey jii kon la ñuy am géréw boo xamante ne ji géréw ñetti fan la. fukki fan ak juróom ci weeru juin ba léegi nag ñoo ngi ci yëngoo ki yëngal li ñu bëgg mooy déggoo goog doxoon na seen digg gouvernement bu Sénégal atum 2018 la woon atum 2018 ñu fexe ba déggoo googee ñu jëfe ko ndax ci ni ñu ko waxee xaar bi yàgg na jëwrin géeme wàllu justice di maître Malick Sall newoon ci quarantaine maanaam ñu berandee gën ko ngir xool lu aju ci jàngoro coronavirus jeek yu ni mel génn na ca quarantaine ba kon jeex na bu ñu sukkandikoo ci communiqué boobu jot nañu ko test yi ñu mujjee def ci moom kon li mu wane daal moo di amul dara lu wokkutub dërëm wokku ko ñu fàttali ne mi ngi woon quarantaine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ak léegi quarantaine boobee kon jeex na. tey jii àllarba juróom-ñetti fan ci weeru sulet conseil des ministres dina am loolee ab réunion boo xamante ne ji buñ koy def ci visioconférence la maanaam toog di daje du ci am kenn ku nekk ñañ ci soxla ku nekk da ngay toog fa nga toog ñuy waxtaan di gisante jaare ko ci way xarala yu yees yi yaay luñ ci mën a jàpp moo di ki nga xamante ne ji moo di président Macky Sall moom it beru woon ngir bëgg lu leer ak lu wér jëm ci li nga xamante ne ji moo di jàngoro coronavirus gi quarantaine ga mu nekkoon moom it ci àllarbay tey jii kon ca lay jeex. leneen ci wàllu xabaar mu di ñetti plateforme aar lu ñu bokk ñoo lànk ak doy na ñoom fas nañu yéene amal ab doxub ñaxtu la ñuy ñaxtu ko xultu ñoom organisation yi bokk na ci lu ñu ne daal fii ci Sénégal ak yelleefu doomu aadama ak waggar gi war ci droit de l'homme dafee sooxe yooyu la wàlla ñu déglu ci kàdduy leeral yu bàyyeekoo ci Guy Marius Sagna bokk ci benn ci kuréel googee ñu déglu ko Alaaji Njogu Jeen aar li nu bokk doy na ak noo lank dañoo fas yéene boole seen doole pour wàllu suñu mbokk waa Gàddaay waa Guéréo waa Kiñaabuur ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe suuf ak jafe-jafe kër waaye tamit suñu mbokk PCC yi ak waa ABS yi nga xam ne ay liggéeykat lañu ñoo xam ne dañ leen amel ñii fukki weer ak ñeent payoor ak ñeent fukki weer ak juróom-ñeent payoor waaye tamit boole suñuy doole pour xool naka la ñuy fexe ba coowal suuf bi am ci réew mi
coowal ndox bi am ci réew mi ak yeneen jafe-jafe yi nga xam ne askan wi mu ngi koy jànkonteel te amul kenn ku leen wàllu amul kenn ku leen faale amul kenn ku leen déglu ñu mën a boole suñuy doole ngir président Macky Sall gis ñu ngir président Macky Sall dégg jafe-jafe yooyu yëpp waaye indi ci ay saafara loolu moo tax ñu ngi woo képp ki nga xam ne yaa ngi am jafe-jafe ci biir Sénégal nga jokkoo ak ñun ngir ànd ci suñu marche boobu nga xam ne ñu ngi ko amal ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet place de l'Obélisque jëm fële ca RTS à partir de 3 heures taxawaayu ñaxtu la bi nga xam ne li ciy topp mooy doxu ñaxtu. kéwél mi ngi noonu kon wax ci wàllu kéwél yi ak coow li nga xamante ne am na ci boobee ba léegi kon ñu di ko waxtaane mu di juróom-benni kéwél yooyu nee nañu dañu ko jëlee ci réserve faune bu Ferlo Nord yóbbu ko ci réserve privée boo xam ne Abdou Karim Sall ministre environnement ak développement durable mooy ki ko moom ca transport ba ba ñu leen di yóbbu am ca ñaari kéwél yoo xamante ne ji kon dañu caa faatu juróom-benn lañ fa jëlee woon loolee indi coow lu rëy ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu environnement ku ca mel ne député ba woon di Cheikh Oumar Sy di sàkku ci assemblée nationale dossier boobee mu jël ko téye ko ngir lijjanti ko Youssouf Bodian ci taxaw seetlu. kéwél yi ñu duppee Oryx ay mala la yoo xamante ni dañ leen aar ndax soo moyul kenn dootu leen gisati juróom-ñett ci ñoom la ñu indi woon Sénégal ci atum 2003 waaye amul benn ponk ci loi bu Sénégal bu prévoir jëlee leen ci ab réserve publique yóbbu leen ci ab privé suñu sukkandikoo ci kii nga xamante ni xelam daa màcc ci environnement di Cheikh Dieng. transfert animaux ci réserve publique wala ci parcs nationaux yi vers des réserves privées amut woon xalaatuñ ko woon. boolewuñ ko woon ci li nga xam ni moom la loi bi prévoir teewut bi ñuy war a peupler la réserve de Bandia bi ñuy war a peupler la réserve de Fatala donc nekk na benn pratique boo xam ni direction des parcs nationaux imaginer woon na ko def ko dañu mënoon ko comprendre bu nekk ay structure professionnelle lañu bokkut ak un ranch privé boo xam ni benn nit moo ko moom. su fekkee ne dañuy jëlee mala yi nga xamante ni dañ leen aar benn bërëb yóbbu leen ci beneen am na protocole boo xamante ni convention internationale yi prévoir nañ ko Cheikh Oumar Sy moo nekkoon secrétaire général réseau parlementaire yi Sénégal yi yëngu ci wàllum environnement. lépp li nga xam ne tey ci ay mala yoo xam ne dañu ne bu ñu toogee tuuti dootul leen gisati dafa am ay convention internationale di leen encadré pour ñu protéger leen war leen surveiller am ay équipes yoo xam ne sax dañuy jàngat seen reproduction ak seen milieu yi nga xam ne tey dañ leen war a de reproduction am na ñoo xam ne spécialiste la ñu bu ñu transféré xam nañu naka lañ koy defee te am na ay convention yu leen encadré ba nga xam ne bu ñu leen fa yóbbu dinañ toog ay diir di xool ndax mala yi dugg nañ ci environnement bi nga xam ne adapté wu ci li ñuy. lu weesu jalgati yoon am na lu ñu naan conflit d'intérêt suñu sukkandikoo ci Cheikh Oumar Sy ak Cheikh Dieng. maintenant nag bu dee ministre de l'environnement bi nga xam ne moom moo war a approuver signature moom ci boppam mooy weñ loxo directeur des parcs nationaux boo kooku mën a jël ay Oryx yoo xam ne bu ñu ko doon xayma bu ci nekk war naa jar 40 ba 50 millions mu jël ci juróom-benn jox ko gracieusement te ministre bi fayee ci dara loolu wax fa dëgg yàlla wax jalgati yoon la. naka lay ministre boo xam ne moom moo toppatoo wàllum sàmm suñuy mala ci wàllum environnement moom ci boobu mu participer li nga xam ne moom moo tax ba mala yooyu faatu moo tax parlementaire yi nga xam ne tey ñu ci war a taxaw ci wàllum environnement ak protection wu mala yooyu war nañ ko mën a laaj mu ñëw assemblée nationale tontu loolu parce que loolu loo xam ne tey au niveau international ñëpp yëg nañ ko te ñëpp rafetlu ñu loo xam ne moo xew. Code de la chasse et de la protection de la faune ci article 32 day tere képp ku yor mala boo xamante ni dañ ko aar kuñ ci jàpp mën nañ la tëj diggante weer ak at wala nga fay amende bu tollu diggante 120 000 ba 1 200 000 sauf kon su fekkee ne nit ki daa am ndigal waaye ci cas bi dafa fekk ne ministre de l'environnement et du développement durable moo jox ndigal bi privé bii di Abdou Karim Sall maanaam boppam. muy di jël pépp jël péfét ci yooyu la wàllu ñu teewlu kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci directeur parcs nationaux colonel Boubacar Ndiaye am nay leeral yu mu ci dénk Youssouf Bodian. yi ñu indi nii nag ay Oryx yooyu jeexoon na Sénégal maanaam ci àdduna si sax jeex na à l'état sauvage man too ko fekk ci àll bi muy dund noonu foo ko fekk dañ koo yar ñu mayoon ci Sénégal juróom-ñett tegaat yeneen ñaar loolu 99 la woon ñu yar leen Ndar ba mu am ay ñeenti at yooyu ñu jël ci juróom-ñett yóbbu Ranérou juróom-ñett yooyu tey ji boo fa demee da nga fekk population yooyu boo xam ne ëpp na juróomi téeméer juróom-benn la woon ñu jëlee leen foofu ci àll bi indi leen fii conditions yi yegg si nañ fu benn deewu ci léegi nag biñ ñu leen di wàccee ci leen xool ne am na ñaar yoo xam dañoo gaañu mais comme ay rabu àll lañ yoo xam ni nanguwuñu nit ñi di leen di manipuler nii tous les jours il fallait que ñu leen di faj parce que am na benn boo xam da cee damoon ci tànk bi loolu téye ko taxaw
toujours dañ leen doon faj loolu nag lañ ci nekk ba mënatuñu xam naa stress bi dafa bëri ak tout ça là parce que ci loolu la ñaar yi dee. xam nañ ni ngir ñu transférer ab mala jëlee ko ab bërëb public yóbbu ko ci privé faaw ministre de l'environnement joxe ndigal est-ce que kon bii yoon amul conflit d'intérêt. question boobu man moomuma ko ndax borom kër gaa ngi fii mais nag boo leen indee question ci wàllu technique ne ñu lu tax ñu mën koo jox dinaa ne rek ci suñuy liggéey amuñ ci xejj ak seen képp ku bëgg boo ñëwee fii dañ la wax conditions yi nga xam ne moom mën a tax nga am defal la protocole bu fekkee nangu nga te protocole da lay wax ne liñ lay dénk nii moo ko nii nga koy saytu te ñun waa parcs nationaux saa yu ñu neexee dañuy ñëw xool ba xam ndax li ñuy arrêté woon ak yow yaa ngi koy doxal wala déet donc sénégalais ku mën a doon l'essentiel na la ko yoon may maanaam ci critères yi ñuy wax rek da nga am capacité yi am moyens yi ñun dañuy dem xool jox lay orientation. Colonel Boubacar Ndiaye directeur parcs nationaux Radio Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. waxtaane coronavirus gi ak tolluwaay gi laata ñu yegsi ci bilan tay bi ak la ñu ci amee wax ci ñaxtu yi nga xamante ne ji kon cadre unitaire gi jaboote syndicat yi yëmbu ñu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñanga ca Cheikh Seck ak ñi mu àndal jël dogalub ne dootuñ jëfati prélèvement ndax dañoo gis ne daal fulla ak fayda gi war seen digg ak seeni kilifa amu ca Salimata Aw. cadre unitaire bi ëmb syndicaliste yi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum wér-gi-yaram tey dañoo décider dakkal lépp loo xamante ni mi ngi jël ci défi analyse ngir xool ndax nit yi am nañu jàngoro ji wala déet mu nekk mot d'ordre boo xamante ni ñu ci bëri ci centre de traitement yi yëguñu ko woon sax bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur cadre gi di ñu xamal ni autorité yi libre nañu jël ñeneen ñu leen defal test yi wante biologiste yi moom ñoom ñëpp a géréew Cheikh Seck. wax jooju sax dafa may reeloo dama di mag moom du jaaxaan di saw bu jaaxaanee di saw du ndax kenn ku dul boppam xam nga bu nelee mot d'ordre dañuy suivi loolu ñun xam nañ ko ñun même bi ñuy nekk étudiant daan nañ dem ci terrain de stage yi bu syndicat yi grévé ñu nuy wane télé ñu naan mot d'ordre bi gën suivre ko alors que ay étudiants la ñuy wane bu leen neexee nag ñu jël ay étudiants teg leen ci place bi ñu def liggéey boobu te ñun defuñu ko dans le but de vouloir di mag lu ñu bëgg rek ñu xam ñun ñooy kan et je pense que li ñu am ci ay information pour l'ensemble du territoire national dal na suñu xel. mu nekk mot d'ordre boycott boo xamante ni diiru ñaari fan la nee na nag ginnaaw loolu ab bilan dinañ ko def ngir xool yan jéego la ñuy seqi. xëy na dose bi moo doyul moo tax ñuy wax loolu bu nu mënee dinañ ko dolli dinañ jóge sax ci centre de traitement yi xam nga ñu ngi continuer di faj gaa yi ci centre de traitement yi dinañ jóge centre de traitement yi bàyyi leen ak étudiants yooyu ñu fajal leen su fekkee mën nañ ko nan dem politique de on verra. cadre unitaire liggéeykat yi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu wér-gi-yaram nee nañu li ñuy ñaawlu mooy nguur gi dafa rek tële seqi moom it ay tànk ngir defar seeni situation ba ñu mën a yëg seen bopp ci liggéey yi ñuy def. coronavirus bu ak tolluwaay gi tey jii déglu kàddu yu bàyyeekoo ci docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy directeur prévention ci ministère de la santé et action sociale ñu teewlu ko. ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett test yi ñuy def téeméer ak fukk ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ñaar fukk ak ñett ñoo ci cas communautaire cas juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo ciy cas contact mooy ñi nga xam ne ñoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji ñaar fukk ak ñett ñi nga xam ne ñooy transmission communautaire yi mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar bi te xamuñu fi ñu ko jëlee ñooñu nag Géejawaay am na ci ñett Rufisque am na ci ñett Kër Massar ñaar Liberté 5 am na ci ñaar Parcelles Assainies am na ci ñaar Derklé am na ci benn Grand Médine am na ci benn HLM Grand Yoff am na ci benn Liberté am na ci benn Mbao am na ci benn Mékhé am na ci benn Point E am na ci benn Popenguine am na ci benn Sangalkam am na ci benn Touba am na ci benn Ziguinchor am na ci benn juróom-ñaar fukki malade ak ñeent ñi entré woon ci hôpital yi wér nañu te bu ci yàlla àndee dinañ génn tey fanweer ak juróom-ñaar ñu ngi ci réanimation ñeent doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ni ki démb talaata juróom-ñaari fan ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi nag ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk bi mbas mi duggee ci réew mi Sénégal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróomi junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar wér nañu téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak fukk
ak juróom-ñett. Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ci ministère de la santé et de l'action sociale koppar yi ñu teg ngir jàppale ko ñii di transporteurs yi ci jamonoy coronavirus ji tax na fële kon ca diwaanu Ndar ñii di transporteurs yi foofee bokk ci fédération bi ñoo ngi sàkku ñu def ci leerange gu mat sëkk gis nañu ne daal bu ñu bëggee séddale wi tegee ci yoon dañoo war a sukkandiku ci xibaar yi leen commission régionale ba foofee di jox te it moytu ci parparloo ak gën a lante ci séddale gi président régional transporteurs yi di Djibi Ndiaye di xam nee na kilifa yi jël seeni matuwaay te yamale ñëpp ci séddale gi Mohamed Nabi Silla regroupement transporteurs yi ci diwaan bu Ndar te Baye Djibi Ndiaye jiite leen bëgg ñu leeral ci lépp loo xam ne aju na ci wàllub fonds force Covid 19 bi ñu jagleel wàllub transport moom muy xamle ni dana jatu ba soccant ngir fexe ba lépp jaar yoon artu jib ci ñi nga xamee ni ñoo yor lu ñu mel gannaaw ba mu xamle ni commission bi amee wàllub liggéey bi def na ay jéego yom solo ci fànn woowu. koppar yi fi mu toll. le 2 juillet. laa ko circulaire. ci réunion bi may ñëwee. ñu jox ma si ak rapport bi ma gis ministre bi Omar Youm mu ne xaalis bi li ko tax a jóg mooy transporteur yi waaye dañ am njiit léegi nañ def réunion def commission waaye bi nga wax aw na ci yoon yéen soo joxuñu leen ko transport yi lañ jox xaalis ñoo koy joxe loolu ka bëri beneen la ñu gis fa nañ ko aw na ci yoon si dégg naa ay cap-cap lii mbiram état bi la te man maa gis luy transport maay président du gouvernement transport te man la ñu fal na leer ma artu leen xal wuy tax ba ñu indi kayit yi nga xamee ni moom la chauffeur ak transporteur war a yëkkati ba ñu jagleen leel ndimbal lu ni mel mi ngi am ci jamono ji nga xamee ni administration bi ñoo ngi bàyyi seen gët ngir lépp mën a jaar yoon ba kenn ku ne gis ci boppam. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. waxtaan ci xibaaru digg bëccëg lu jëm ci wàllu politique ak parti bi fare ci nguur gi seen digg ak Moustapha Cissé Lo diggante bi ba léegi jeexagul ñoo nga ca ñol ya ginnaaw bi ñu ko dàqee démb ci parti bi mu bokk di APR nee nañu ñoo ngi seeti pexe yu ñu tekkee ndombal tànkal député mi yemu am ci assemblée nationale di xibaar bopp ñoo ngi ko nangoo ci député bu fare ci kujje politique gi ci yooyu le wàll la ca yoon wax Cheikh Tidiane Diagne. Malick Gueye du député bu grand parti ci assemblée nationale moo daal di wax lu ni mel gannaaw ba ñu ko invité ci suba gi ci biir RFM matin mu xamle ni jamono gi parti au pouvoir seen pexe moo di fexe ba dàqulu Moustapha Cissé Lo ci assemblée nationale te moom jàpp na loolu teguwul ci yoon ndax assemblée loi am permettre ko. est-ce que benn actionnaire ci société mën naa jékki-jékki ne dàq beneen actionnaire ci société mën ta nekk dans loi da c'est la même chose un président de parti ne doit pas facilement toog këram naan ataayam bind benn këyit ne dàq naa diw Sénégal rek la am mais Sénégal il faut ñu changer le système politique il faut ñu changer les mentalités dans les partis politiques parti politique c'est pas un mouvement de soutien noonu la Sénégal loolu moo fi am kenn day bëgg a nekk président rek ñëw def exposé des motifs am def profession de foi ne nañ ma jàppale nga jóg nekk sa département génn sa xaalis def ci dem sa département sa commune ñi ñëw sa militant yi yaa leen yor defuñu dara ci parti bi bu ñu taxawee ñu ni non ñun ñooy financer parti bi amul benn leader buy financer parti bi fii Sénégal. Pape Birame Touré di vice-président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar xam ne ni jamono gi waxtaane ñu lu ñu mel foofu la ci assemblée nationale waaye lu mu gis ba gis moo di képp ki nga xamante ni dàq na la ca parti bu tax ñu fal la député yoon itam nga daal di perte sa mandat wu député ci assemblée nationale. Malick li muy wax ni ci boppam la nekk ndaxte xalaatam la wax wala nekk ci boppam amul assemblée nationale buy réunion wala muy daje dafa am ay kuréel yoo xam ne ci lañu ñoom ñu war a daje pour jël ay décision te kuréel yooyu woote wuñu waxuñu réunion boo xam ne dafa am objet ñu ne dañuy seet affaire wu Moustapha Cissé Lo bu fekkee leneen boole nekkatul te bu fekkee ne aussi parti ba daf la génne donc boobaa aussi c'est tout à fait logique que yow nga génn groupe boobu donc boo démissionné wala ci groupe bi daf lay génne parce que bokkatu leen dara. ci cadre juriste bi di Mamour Sy dafa di mbir mi nga xamante ni duñu ko mën a appliquer kii di Moustapha Cissé Lo te sax dana doon la nga xamante ni dana néewal kàttan lii di loi ya ñuy voté. bii nag dañu ne ñoom ñoo ko dàq kon boog situation boo xam ne mun nañ ko def ba nga xam dootul nekk ci député loolu defe naa nekkaguñ ci léegi nag ñoom bu dee dañu ne dañuy changer disposition boobu loolu mën nañ ko naam mais nag c'est pas que changer nañ ko rek que mun naa appliquer wu ci li nga xam ni tey mun nañ wax ni am na ba pare maanaam principe de rétroactivité boobu defe naa donc yoon nangu ko donc mënuñoo wax ni
ñoom bis bu ñu jëlee charte boobu rek dina mën a dal ci kii ñu foowee Moustapha Cissé Lo. coow li nag la muy bëri dàqu Moustapha Cissé Lo ca APR moo ko daal di indi ba tax ni fi mu toll nii ay naataangoom ya mu nekkal ci assemblée nationale itam te ñu bokk ak moom parti bëgg ko dàqulu waaye ba jamono gi ñuy wax ak yéen tembe loi bi permettre benn yoon ñu daal di dàq ci assemblée nationale député bi nga xamante ni démissionné wul ndax ci kaw nga démissionné rek nga mën a perte sa mandat wu député la safaanoog moom teguwul ci yoon. RFM bitim réew. dellu dalalaat Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax a baax. góore waay. xibaar bitim réew dañ koy door rek Malek la fa xew mouvement 5 juin ndaje bi ñu bëgg a amal àjjuma ji di ñëw nee nañ danañ ko def. ñoom nee nañ li ñu gën a sàkku jamono ji moo di Ibrahima Boubacar Keïta tekki ndombal tànkam ci boppu réew ma te li ñu demeeku moo di seeni sabab boobe ñoom. nekkatul woon ci seeni plateforme nekkatul woon itam ci mémorandum bi jokkoon nañu ca Bamako ak Mohamed Salia Touré bokk ci comité stratégique bu M5. La manifestation du M5 prévue le vendredi 10 juillet est maintenue. Pourquoi? Parce qu'après la. waaw suñu mouvement nag dañoo fas yéene amal geneen manifestation niki ajuma gi gis ngeen nag fan yële weesu woon gannaaw ba ñu doon amal li nga xam ne moo di manifester yi am ñu bëri ñi nga xam ne dañoo daal di intervenir. ba tax na ñu amoon lu ñu jotoon a bàyyi gannaaw loolu nag ñu daal di am audience ak njiitu réew mi di Ibrahima Boubacar Keïta ñu waxtaan ak moom wax ko suñu mbébét léegi nag poñ bi nga xamante ne moom moo concerné woon di njiitu réew mi daal di démissionné ci postam boobu fi mu toll nii deltu nañ ci gannaaw waaye am na yeneen proposition yi nga xamante ne jot nañ ko def ci mel nii mu daal di tas assemblée nationale bi ba pare daal di nommé beneen premier ministre bu bees waaye loolu gannaaw bi ñu waxtaanee ak moom mu recevoir ñu moom amul dara lu leer lu mu ci wax nee na daal dana ci waxtaan ak li nga xamante ne daal moo di parti bi léegi nag gannaaw bu ñu toogee boobu ak léegi gisaguñu dara moo tax ñu daal di maintenir lii di suñu mouvement di ki ajuma gi ngir continuer amal pression bi ngir bu ko daal defee lépp li nga xamante ne suñu mouvement bi bëgg na ko ñu daal di ko am ndax dañoo jàppandi loolu mooy lu gën ci Mali. Donc la sortie du vendredi, le rassemblement du vendredi est bel et bien maintenu. démb Ibrahima Boubacar Keïta dalal na collectif bi boole candidat yi nga xamante ne dañuy ñaxtu ndax résultat yu législative yi ñu weesu waaye ñoom ni ñu bëgg ñu duppee leen moo di député yi nga xamante ne dañ leen fal conseil constitutionnel nasaxal seeni mandat ba ndaje ma nag jurut dara ci li nga xamante ne mën nañ jàpp ne pour Ibrahima Boubacar Keïta proposé nag. Burkina Faso la ñu jëm kuréel gi di Human Rights Watch am na lu ñuy ñaawlu ci doxalin wa foofee toll ci téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk yoo xam ne nee nañu doxaleek ñoom jaaduwul. nee nañ ñu ngi leen faat ci weer yu ñu weesu ca Djibo ca nooru dëkk ba Human Rights Watch ne exécution extrajudiciaire yooyee ay takkider Burkina ñoo ko def ci ay fosse commune la ñu fekk lu toll ci téeméer ak juróom fukki néew yi nga xamante ne ñoom la ñu faat ci weer yi ñu weesu kuréel googee di xeexal ak yelleefu doomu aadama bëgg nag ñu ubbi ab l'enquête ci wàllu woowu ay l'enquête ci wàllu woowu l'enquête yi nga xamante ne amul benn parparloo gouvernement bi nag Human Rights Watch ne tontu na nee na dana ubbi ab l'enquête waaye li mu ca yokk moo di yooyee exécution ñi ko def ci seen i yaakaar moo di ay groupe jihadiste yi nga xamante ne dañoo jël ay tenue militaire ak seen i jumtukaay ngir def ay cong. Éthiopie la ñu jëm fitna jafa woon bilan ba ma ngay gën di yokk. laataa ñoo egg Éthiopie ñu desaat ca Burkina Faso daañu dem Éthiopie ba léegi loolee ci ca Burkina fukki nit génn go Wagadugu ba léegi fukki nit la ñu faat bokk ca juróom benn militaire ak benn élu local ab maire la sax loolee ngi amoon altine gi ñu weesu ci ab embuscade bi amoon ca nooru dëkk ba loolee ñi ko xamle moo di waa ministère de l'administration territoriale ci ab communiqué bi ñu siiwal. ci ñu bàyyi ko Burkina Faso Éthiopie la ñu jëm ni ma ko waxee sànq fitna jafa woon semaine yi ñu génn la mu jur ci loraange bilan baa ngay gën di diis. gën kaa tuuti ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan ca Addis Abeba loolee police bu Addis Abeba moo ko xamle ca ndorteel ga nag mu ngi waxoon ne fukki nit ñoom la ñu faat ci biir capitale ba manifestation yooyu ak jàppante yi li ko waraloon ay bés gi ñu weesu moo di faat gi ñu faatoon benn woykat bu siiw te bokkoon ci xeet gii di Oromo. Maroc nee na ñu tëj nañu jumaa ya ak jàkka ya kenn du fa jullee fukki fan ak juróom ci weeru sulet ci la ñu koy tëj. waaye am na ay conditions yi nga xamante ne teggandi nañ ko foofee ngir bañ jàngoro gi gën a wasaaroo ci biir dëkk ba bokk na ci
sol ab masque par force distanciation sociale bi ñu respecté ko te itam buñ jógee ci jumaa yi duñu dajaloo loole nag comme niñ ko waxee moo di bëgguñu jël benn risque foofu ci Maroc ñu dem fekki Xaadim Mbay. dogal bi ñu ko jël gannaaw ba ñu waxtaanee kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy saytu wér-gu-yaramu askan wi waaye tey ñi nga xam ni ñooy xool jàngoro ji nga xam ni moo di coronavirus fan la toll ci royaume chérifien bi ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa yi nee nañ julli waxtu juróomi manes na kaa def bu ñu demee fi nga xam ni moo di 15 ci mois bi ñu nekk waaye li nga xam ne moo di julli juma moom dañu koy dakkandeelagun ndaxte kat mbooloo mu takkoo takku ñoom ñooy faral di ñëw ci jumaa yi gouvernement bi nag bu mënee doxali nanu dafa fekk rek ni amul benn pression boo xam ne teg nañ ko ci kawam fii nga xam ne nag moo di Maroc jàngoro ji moom dafay wéy te am ndax ci nga xam ni moo di mardi bi ñu génn rek amoon na 14 607 contamination ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa yi nee na bu ñu demee bay dugg ci jàkka yi al foog rek ñuy bàyyi xel di moytu ndax ñaari doomu aadama bu ñu taxawee war nañoo mën a soreñante lu toll ci mètre ak genn wàll teyit li nga xam ni moo di masque moom ala foog rek ñëpp di ko sol Xaadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias. Mohamed Fombe yow ñu yemale xibaaru bi ci réew. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Alaaji Georges Déthié Diop ba xam nga ne tabaski wàccu la. tabaski li ma war ci xar nag bëri na. kon baax na comme xam nga ko rek. benn bi yaa ko moom. aw tur génnewu la ci sant génnewu la ci nga waajal ko maa ngi lay gërëm bu baax a baax Alaaji Georges Déthié Diop yegg si ak yéen ci wàllu tàggat yaram info sport ñu dalal soxna Soda Thiam. fanweer ak ñeenteelu bëccëg première ligue bi nga xam ne dañ ko wéyal niki tey ji Sheffield di am Wolverhampton West Ham di dajeek Burnley Brighton di dalal champion d'Angleterre bi di Liverpool Manchester City itam dina daal di jàkkaarloo ak kii di Newcastle ci googu lay jongante sax ñu gis ni Manchester City il faut que mu def kéem kattanam ngir gën a mën a dëgëral ñaareelu place ba nga xamante ni fa la nekk jamono ji waaye ci loolee nag ñu gis ni ka leen di tàggat di Pep Guardiola moom dafa jàpp ni lu njig njaagata moom mooy njàkk ci poñ yi nga xamante ni équipe am ñàkk na ko ci saison gii ñu nekk ba tey ci wàllum Angleterre Eric Dier nag moom gannaaw bañ ko joxe ñee baraamu tuuma ci la mu xeexoon nag ak benn supporter gannaaw jogante Tottenham ak Norwich lu ñeel 8e de finale bu coupe d'Angleterre niki tey ji ci àllarba gi nag nañ ko daal di teg ab daanup ñeenti match yoo xamante ni dina ko toog du ko jouer fédération anglaise bi tamit daal koy teg ab ndàmpaay goo xamante ni war na ko fay di toll ci ñeent fukk ak ñeenti junni euro ca Espagne daañu woyal itam fanweer ak juróomeelu bëccëg bi niki tey ji Getafe war a jàkkaarloo ak Villarreal Betis Séville di am Osasuna FC Barcelone fas yéene dalal Espanyol bu Barcelone foofee nag ñu gis ni Lionel Messi ak i naataangoom am nañu chance bu ñu amee ndam daal di gën a jege ka nga xam ni moo leen jiitu di Real Madrid mi war a jongante niki aljuma ji ñu jëm ba tey ca Barça googe sax ñu wax ci Antoine Griezmann mi nga xamante ni nag jamono ji lañ koy laam-laamee bëri na trop rawatina presse espagnol bi ca li nga xamante ni moom lay doxalee ci match yi waaye ci loolee nag direction catalane bi maanaam direction wu club bi daal dinay jël défense am te wax na itam ni FC Barcelone am na yaakaar bu baax ci attaquant international français bi di Antoine Griezmann lu ñeel geneen saison kay tàggat Atlético Madrid moom gannaaw match nul ga ñu def seen digganteeg Celta Vigo Diego Simeone moom nag la mu fàttali rek moom moo di la nga xamante ni moom la ñu war a def ba bokk ci équipe yi qualifié jëm ci Ligue des champions bu déwén ca Italie niki tey jii daañu wëyal fanweer ak benneelu bëccëg bi ak Genoa mi dalal Naples bu Kalidou Koulibaly Fiorentina di am Cagliari Atalanta Bergame di am Sampdoria Gênes Parme nar a fekk ji AS Rome Sassuolo itam dina fekk ji Bologne Torino di dalal Brescia ca France Nice nag daal dinay fësal départuk kii di Malang Sarr moom nag gannaaw ba mu annoncé fin février que ni du prolongé contrat wam ca Nice Malang Sarr nag daal dina koy officialisé gannaaw ba mu jógee ci googule club ñu àddu jëmale ci Ligue des champions ak quart de finale yi nga xamante ni ñi ngi ko war a amalee ca Lisbonne boo deful ndànk nag à huis clos la nar a doon lu ni mel itam nañu fas yéene nemmeeku ci 8e de finale retour yi nga xamante ni war nañ koo amal lu jëm ci 8e de finale retour yooyee nag ni ki ëllëg la UEFA war a joxe xalaatam ci ndax daf koy organiser ci terrain yi nga xamante ni ñoom ñoo war a recevoir wala ndax daf koy daal di dem organiser ca Portugal maanaam ci terrain neutre ay fan laata ñuy amal quart de finale gi nga xamante ni ñi ngi ko jàpp fukki fan ak ñaar jëm ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ñu jeexalee wàllum basketball ak NBA patron wu ligue bi nag di Adam Silver daal dinay xamle ni mbas mi di coronavirus bu fekkee dañ koy gën di nemmeeku ci joueur
joueurs yi boo deful ndànk lii di saison régulière bu NBA bi nga xamante ni fanweeri fan ci weeru sulet gi la waroon na tàmbaliwaat daañu ko dakkal loolee nag moom Adam Silver mi ngi ko daal di xamle ci ab conférence. gërëm la bu baax a baax soxna Soda Thiam ci xibaar yooyu ñeel wàllu tàggat yaram yegg si nañu ni ñu ko baaxoo àllarba ju nekk ci wile waxtu ci taxaw seetlu Papa Ngagne Ndiaye di conférence tey muy waxtaane tolluwaayu kaso yi ci réewum Sénégal. conférence thème kaso yi ci Sénégal réew mi moom ku topp ay yëngu-yëngoom doo mës a wax ci farata bërki démb coowal Babacar Ngom la woon ak waa Ndengleer démb Abi Ndour dal ci kaw Atepa ci ëllëg sa Goudiaby tontu tey coow li ne cobboy ci diggante Moustapha Cissé Lo Farba Ngom Yakham Mbaye bu mujj bi moom bu ci kaso amul wàll Assane war a ñibbi Njuufeen du ma ci sori damay fàttali rek Yakham Mbaye lu kenn fàttewul saaga yu ñaaw yi mu fi saaga woon Guy Marius Sagna ku ñu fay sa bor nga mer la nga leble woon a baaxul te ci mu baalu ko àq mu baal ko fa la lépp mujje plainte amu ci woon yoon te ndey rek la foofu nag laa yem ci saaga ndey yi te dellu si ci thème bi di wàllu kaso yi ci Sénégal bu ma laajoon ana kan moo mën a waat ne du mës a dugg kaso ci àddinaam ñaara ko mën a waat ku ñeme yàlla lool ak ku jege yàlla lool ndax kaso bu weesoo tayeef ñaar yi fay tàbbal nit yépp kenn mënu ci am mucc mooy ndogal mbaa nattu te ñu bari ñi ñu fiy waate ci seen barke tey dugg nañu kaso ba tey ji rek boo demoon rëbës gële ca 100 mètres di nga fa gis seeni doom mbaa seeni sët ñu bari fa lool te loolu mooy wane ni jombul kenn moom jeel ni ko jeel maa ni di waxee ba moo waral nag ñu war leen a bàyyi xel saa su ne rawatina ci jamono ji ñu nekk muy jamono coronavirus mu lëmbee àddina bi ndeem ñi amee seen liberté mën a dem mën a dikk ñoo muccul ci wopp si waxuma laak ña ñu dëj benn bërëb te buñ ca boolee nag tere leen seeni visite gisuñu kenn ku leen mën a dëfal lekk gu baax dugg fa naan gu baax dugg fa bu yàggee fii laa ko waxee ñaanuma ko yàlla te it nag xelaluma leen ko ñoom prisonniers yi waaye ci fipp la ñu jëm te bu boobaa la fa yàgg xew rek moom moo fay dellu xew pëccëxoo am fa fital ya tàkk ñii gaañu ñii dee te du mujj fenn ndax la fa mujjoon a xew ba fii mujjul fenn gannaaw jombul kenn moom kaso na kilifa yi xool nu ñu koy yaatale ak naka la ñuy rafetale nekkin wa te xool itam nu ñuy def ba déggoo ak waa SYTJUST di syndicat bi ëmb ñiy liggéey ci wàllu yoon seen gerew baa ngi bëgg a yàgg te mi ngi bëgg a mitti ci ñi nekk ci kaso yi te war a génn bu yàgg te amuñu greffier bu leen signeel kilifa yi nag teg ci war a xool bu baax naka la ñuy def ba ñi ñuy tëj ci kaso bi du am kumba am ndey ak kumba amul ndey lii xew tey ñëpp teg ci seeni gët gisuma kenn ku ko mën a layal génne ci kaso bi Seydina Fall Bougazeli mi jëf lu ne weng loxo ci poos ak ay faux billets ger ay gendarme bàyyi fa Abdou Karim Gueye mi wax donte ay waxam tegginuwul waaye kañ la wax gën a mën a foor jëf ci àddina naam yoonee atte waaye nag atte lu xel mën a nangu da cay baax te sax ay lay wen li ñu war a mën a atte mu gaaw leer daa bari lool ci réew mi 94 milliards yaa ngi fii léegi mu rees te kenn waxatu li waxam mbiru pétrole baa ngi fii kenn waxatu li waxam mu mel ni li gën a gaaw ci suul scandale mooy ubbi ci ab enquête yóbbu ko ci yoon ba mu mel ni bunt ba koy ubbi moo koy tëj ràpp ba lépp mën faa jaare ñu fàtte ko waxuma ni loolu la waaye nuru na ko bu ñu dellu see ci kaso yi assemblée nationale wote nañu ne ànd nañu ci ñu indi fi ay xeeti lam yooyu ñuy takkal prisonniers yi ba kaso yi mën a féex naam lu baax la waaye rikk nag buñ ca yeggee bu mu am xàjj ak seen bu ñu ko beral borom barke yi bàyyi baadoolo yi na ci ñëpp yem wasalaam ba beneen conférence àllarba ji di ñëw Papa Ngagne jërëjëf yegg si ci ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus gi ci réew mi mu di Coro News ñu ànd ci ak Adja Matassi Diallo Binta. Sénégal xamatul jamono yi fu mu jëm ndax coronavirus chaque jour xol yi di gën a jeex nit ñi di faatu ñeent tey faatuwaat nañu bu ñu jàppee lim gi ñi ngi ci téeméer ak ñeent fukk ak nit ak benn ñoo xam ni coronavirus bi rey na leen ci Sénégal coronavirus bi itam noonu la lëmbee àdduna bi yépp boo demee ci États-Unis bilan bi tey jii rek ëpp na fukki junni nit ak ñaar yoo xam ne am nañu coronavirus. Brésil mooy ñaareelu réew bi nga xamante ni fa la coronavirus bi ëppee président réew ma sax démb nee na am na coronavirus bi ñu ko testé waaye Bolsonaro moom dafa wéy di minimiser gravité situation feebar bi ca Chine foofu la nag la virus bi jógee ca décembre bële cas yi nga xamante ni dañ leen testé ñu am feebar bi yokkuwaat nañu ñetti téeméer ci diggu weeru juin ba tey jii feebar ba nag mu ngay gën a lëmbe ca capitale ba di Pékin bu ñu demee Europe Covid-19 bi itam ña ngi ko fay waxtaanee mu sonal leen lool Espagne contamination yaa ngay yokku tax na autorité ya daal di nañu reconfiné waat maanaam wax lu jege ñeent fukki junni doomu aadama ñu toogaat ci seeni kër école ya nag ca Espagne dina ubbi waat weeru septembre ba la ñu dëkkmal Italie ñoom ñi ngay moytu bu baax a baax ndax nag fan yi dañoo gis ay gox yoo xamante ni épidémie baa ngi fay yeewu waat te itam dañoo ragal sax ñu amaat beneen vague bu gën a metti ci wàllu infection coronavirus. Angleterre bureau national statistique bi nee nañu lii ministère de la santé bu Angleterre wax ne ñoo faatu ci coronavirus bi du loolu OMS nee na ñi faatu ci coronavirus ba ca Angleterre ëpp na fukki junni doomu aadama
lu jege nag ñetti téeméeru cas signalé nañ ko ci bésu tey gii rek ca Allemagne ñu am feebar bi fekk nag ñi ngay wéyal ca Portugal confinement bi maanaam ñi ngi wax nit ñi nañ toog seen kër ndax autorités yi lu ñu bëgg mooy xeex ba feebar bi du fa dellu si waat wala mu yokku waat fa. Belgique moom mi ngay wéyal ñeenteelu phase u déconfinement wam bu ñu demee ci continent ci Afrique du Sud foofu ba léegi feebar bi fa la ëpp nañu 100 000 nit yoo xamante ni am nañu feebar bi ca Maroc diwaan boobu ñuy wax Safi dañu ko reconfiné waat ndax moom mi ngi féetee ci soowu Maroc waaye léegi daal dafa mel ni wàllante ba ni mu fa mel ëpp na. Afrique nag ci li ñu jëlee ci bureau régional OMS nee nañu lu ëpp 10,000 ak benn doomu aadama faatu nañ ci. Iran feebar baa ngi fay law boo xamante ni jaaxal na leen ci weeru mai ba tey jii. Russie noonu la fa demee itam rawatina ci capitale ba du Moscou. Corée du Sud moom itamit sax xamatul lu muy def ndax feebar bii te faa jóge. Pérou moom daal di nay door déconfinement wam te situation ba jaaxal na leen lool. Inde ak Chili épidémie ba moom kenn xamatul nu ñu koy fajee. Égypte lu ëpp ci kaaya ña ngay yokku boo demee ci Suède itam naka noonu. Japon tey rek am nañu 1,000 nit ñoo xamante ne faatu nañ ca. Algérie ñoom itam ñu ngi wéyal seen déconfinement ci contexte boo xamante ni coronavirus baa ngay yokku ca réew ma jàppaleen ne virus SARS-CoV-2 bii dugg na ci 100 ak fanweer ak juróom-ñaari réew ci àddina bi rey na nag lu jege juróom-benni téeméeri junni doomu aadama ci àdduna bi yépp. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf courant bi kalaate ci diggante këru courant gi di Senelec ak Akilee moo xëy di feti ci xët mu njëkk l'Observateur journal bi mi ngi ñuy xamal ne coow ak ñol ak giita ngaas gi ci amoon ba léegi pënd bi wuréegul ne waxi déggoo ci kawi kàddu mu di négocier à l'amiable gi ñu ci bëgg loolee du ca mën a am ndax kilifa yu Senelec yi seen bëgg-bëgg gudd gàtt moo di ñu dog contrat bi résilier ko président Macky Sall noonee la leen ko santé moo waral bi coow li takkarnaase mu ne kilifa yu Senelec yi nañu seet nu ñu fi yemale contrat bi Amadou Lim mi jiite Akilee l'Observateur nañu bi ñu jokkoo ak moom ngir xam fan la mbiri toll li mu leen tontu moo di bëgguma cee wax coowal Senelec ak Akilee ku ci waxoon ba aw turam ràññeeku ci lool di Pape Babacar Ngom moom la journal Le Quotidien xëyee ci moom la nekk di portrait xamal ñu ne moom l'homme des affaires bii di Pape Babacar Ngom ginnaaw waxi Akilee ji ñoo ngi koy wax ci jeneen wax moom Pape Babacar Ngom ak doomam ju jigéen Anta Babacar Ngom ñoo ngi wax ci ñoom ci Source A pàkk bi ñu samp KFC la ñu yéenekaay bi baaxee yeneen xibaar yu ci am moo di terrain bi waral coow li ba tax Abi Ndour ak Pierre Goudiaby Atepa waa Ngomeen di xaxarante lu rëy journal bi xamal nañu ne terrain boobee ministre des sports ba woon di Daouda Faye Vava moo ko moomoon moo ko jëndoon boobaak léegi def na ñeen fukkeet dëkk na fa ñaar fukkeet ak juróom ginnaaw bi ci la ko luye waa Shell ñoom it ñu def fa fukkeet ak juróom waa Shell Vivo Énergie Sénégal ñoo jël pàkk ba luye ko waa KFC ba fii ñuy waxee fa ñu samp KFC dañu ko luye mu di lool journal bi nee nañu Anta Babacar Ngom ci boppam dëggal na ko ci waxtaanu mu séqoon ak journaliste yu Nouvel Horizon yi Horizon mën a tekki ci tubaab ëllëgu honorable député Moustapha Cissé Lo moom la ñu bari bëgg a xam Vox Populi bind ne li mu xam ba xam ko daal moo di dafa mel ne ku tàmbalee sànku ci Assemblée nationale ndax ginnaaw bi ko waa APR dàqee ci seen parti bi waa Benno Bokk Yaakaar it génnee nañu ko ci seen groupe parlementaire Sud Quotidien dëggal xibaar bi ci xëtam mu njëkk nañu majorité bi seppi nañu Cissé Lo ci seenug lang ci mbiri Moustapha Cissé Lo yooyee Serigne Lahat Mbacké Ndoulo président mouvement ànd falaat Macky mi duñu wax ci Source A ne ñi nga xam ne ñoo jël enregistrement bi siiwal ko ba mu law wër àdduna bi ñooñee kenn waru leen a bàyyi noonee ñu toog ay daan war naa gàlle ci seenu ndodd Serigne Lahat Mbacké Ndoulo waxit ne Moustapha Cissé Lo soo fayoon naar bi xoromam kon lii lépp du ko dal ne lu nit di defaras gos rek président Macky Sall defal na ko Moustapha Cissé Lo teraanga ju nekk séq na ko moom kon moom Cissé Lo waroon naa góorgóorlu ba xolub Macky Sall buy tàngit du jugee ci moom lu aju ci moomi le mbir ba tey l'Observateur beneen gis-gis la ci amee jàngat na ne Parti démocratique Sénégal ak APR ndii xëy ndaax ne waa PDS bi ñu nekk ci donkaasi gi bukki ba leen mattoon muy bëgg a matt waa APR PDS ak APR yéenekaay bi jàpp ne ñoo bokk wopp te it ñoo bokk nu ñu nar a mujjee ginnaaw bi ñu dàqee Moustapha Cissé Lo ci biir APR Les Échos bind na ne responsable APR bii di Bara Ndiaye dal na ci kaw ñi nga xam ne dafa jàpp ne dañoo nekk ci wetu président Macky Sall ànd ak moom di liggéey te gëmuñu ko seen bopp seen teraangay bopp ak bopp sa bopp moo leen bàyyi ci wetam nee na ñoo ñee jot na ñu xool leen ràññee leen régler leen ngir ngoree di gu rëy gi ñu nekkee mën a dakk leneen lu ñu doon wax it mu di Aminata Touré da ko plainte moom Bara Ndiaye nee na ba fi mu nekk ni jotul ab citation ba plainte bu jugee ci Aminata Touré ñu jugee ci Les Échos dem fekki Aminata Touré ci L'As yéenekaay moom présidente conseil économique social ak environnemental ci statut fédéral ba ca Ndar ca lay wax la mu ca wax moo di dafa gis ne dañ ko faa war a jëlee samp fa statut ndate yàlla
yàlla rek moo xam coono bi nga xam ne jigéen ñi seeni jëkkër faatu ak ñi nga xam ne dañoo sëy ba tas ñoo ngi koy dund ngir mën a amaat jeneen jëkkër. Soleil national moo ko bind def cib gëstu ba wax ñu ne jigéen ñooñu li leen gën a sonal mooy fu ñu bëgg a sëyi baa boog fu ñu sëyi dañ leen di baatal ak di leen dëkkal fu ñu dëkkul. L'Observateur mel ne ko naan ko dëkk bi lu nekk am na fi bil yéenekaay bi moom it ab gëstu la xëyee gëstu boo xam ne mi ngi koy jëmee ci jigéen ñi nga xamante ne ji dañuy am góor bëgganteek moom yàlla def ñu bàyyi ko fi dem sëy keneen te seen mbëggeel te ku njëkk ka du jeex ñooñee la ñuy dund nañu koy dundee am na ñu bari ci ñoom ñu ko wax ci L'Observateur. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. gis ci rajo Futur Média pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi tey li ñu ciy waxtaane moo di situation kaso yi ci réew mi rawatina ci jamonoy coronavirus jile war a ànd ci waxtaan wi ak Ibrahima Sall maa ngi leen nuyu Ibrahima Sall. maa ngi lay fay bu baax Mouhamadou Ndiaye. yaa jiite kuréel gii di ASRED mu di association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus sénégalais kuréel la gu sampe ngir di jàppale ñi nga xam ne caabi da leen a mos a féete ginnaaw ñu génn war a bokkaat ci nit ñi di def ni nit ñiy def ngeen leen di jàppale ba ñu tegee ci aw yoon. weneen wàll yi ñoo ngi ci ak inspecteur Mbaye Sarr inspecteur régional bu administration pénitentiaire bu Ndakaaru inspecteur Mbaye Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mor Mohamed Ndiaye di la jërëjëfal sa invitation. jërëjëf baal ma doori waxtaan ak Ibrahima Sall Ibrahima yàgg ngeen a jàmbat yu détenu yi di dund mu di caabi féete ginnaaw ngeen di ko jàmbat ba jamonoy coronavirus ji yegg si forcément njàmbat li dafa yokk ne wolof ne kuy sàcc lu ñu sol lu ñu weer du mat a wax mais ci jamonoy coronavirus ji yan difficulté moom ngeen gis moom ngeen di jot fi ngeen nekk ne prisonniers yi ñu ngi koy dund. waaw boo ma mayee ma nuyu ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñuy suñu njaboot ak seeni soxna seeni jabar nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk administration pénitentiaire bi si jiital ci bopp bi colonel Jean Bertrand Bocandé di nuyu sama naataango bi may waxtaanal muy inspecteur Mbaye Sarr nekk IRAP bu Dakar jiite juróom-ñetti kaso yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Ndakaaru jafe-jafe yi fenn rek la ñuy taxaw muy jafe-jafe wàllu moyen ndax feebaru mbas bi dëgg la ñëw na Sénégal te administration pénitentiaire def na ci jéego yu rëy loolu li koy firndeel mooy mbas mi yéex na dugg ci kaso yi te pourtant mënoon na fa dugg bu baax a baax kon foofu dañu leen fay féliciter di leen encourager mais jafe-jafe bi ñu seetlu mooy problème mu infrastructure ak wàllu moyen wu kërum docteur ndax gis nañu ne at yu mujj yi nguur gi def na xaalis bu bëri ci kaso yi mais administration pénitentiaire def nañu mbir yu rëy ci kaso yi pour gën a oyofal nekk ñu détenu yi mais malgré effort yooyu ñu def yëpp dafa am ñaar yoo xam ne ñoo leen gàllankoor tey muy li ñuy wax kaso yu fees ak téye xale yi lu yàgg ci kaso bi mooy sooxel liggéey bi nga xam ne ñoom ñi ngi koy def kon problème mu moyen moom taxaw na ci mbir mi kon bu ñu doon joytu tey wala ñuy ñaan dimbal autorités yi dañu leen di wax nañu jàppale administration pénitentiaire ci wàllu jumtukaay kër docteur parce que damay wax ne kii di garde détenu bi bu fekkee ne condition ya mu nekk baax na rek xale bi nekk ci kaso daf koy yëg ci saak yi bu condition yi baaxul it ki nekk ci kaso bi daf koy yëg kon wàllu moyen moom la ñuy ñaan ndimbal ñu gën a dooleel administration pénitentiaire ci wàllu faju docteur wax naa ne ànd naa ak directeur administration pénitentiaire ñu dem Thiès visiter que gis nañu matuwaay yi nga xam ne yëpp jël nañu ko pour détenu yi mën a aaru ci mbas mi mu nekk matuwaay yu baax a baax waxtaan nañu ak détenu yi wax nañu leneen neex ak li leen naxari kon foofu ñun li ñuy waxtaan mooy problème mu jumtukaay rek la ñuy wax. très bien Ibrahima Sall dinaa ñëwaat ci yow inspecteur Mbaye Sarr inspecteur. maa ngi dégg waaw ay ca junj na loo xam ne bëggoon naa ci am sa xalaat mais dommage que tenue beeg ndombal tànk du la may nga ciy sori ndax junj na problème mooy bëggoon naa xam fan ngeen sooxee mais bon du ma nekk dinañ comprendre mais li ma bëgg a xam mooy yéen nu ngeen dundee Covid 19 bi ci biir kaso yi. waaw jërëjëf Mohamed xam nga Covid 19 yi bu mu duggee ci Sénégal ba léegi boo xoolee administration pénitentiaire mesure yi mu jël yëpp ngir protéger détenu yi la ak ngir empêcher virus bi dugg ci kaso. donc nag li ñuy wax le risque zéro n'existe pas te mesure yooyu boo leen fàttalikoo tuuti di si njëkk mooy mesure bi ñu jëloon pour interdire les autorisations d'accès yi nga xamante ni directeur administration pénitentiaire moo ko joxe woon muy association yi ONG yi représentation diplomatique ak étudiants yi nga xam ne dañu ñëw ci kaso yi bu def ay mémoire ay thèse ainsi de suite dañ ko suspendroon mu ngi tombé nag 8 mars ñu suspendre activité 8 mars ci kaso yi Sénégal yëpp
mbir mi di avancé ñuy avancé ànd ak moom ñu suspendre les plats yi jóge woon ci biti ak colis yi nga xamante ne parents yi ñoo ñëw di envoyé seen doom ay colis ñu suspendre ko taxaw tuuti suspendre visite yi ñu ne déetawaay ñu ne comme suñu éléments yi dañu dem di ñëw te ñu dëkk ci réew mi bi cas communautaire yi commencé at ñu consigné suñu éléments yi di rappeler que depuis le 25 mars ba léegi nii suñu éléments pénitentiaires yi en tout cas ñi nga xam ne ils sont en contact direct avec les détenus ñibbiwuñu seen kër. le 25 mars ba léegi ça fait maintenant 3 semaines depuis 25 mars ba léegi nii garde yi ñibbiwuñu seen kër. ça fait 3 semaines lañ commencé am ay permission de détente 7 jours te permission yi bu jeexee da ngay dem quarantaine 14 jours doog a ñëwaat pour liggéey donc yooyu bu ñu koy jël yaakaar naa ni pour xeex la ba nga xamante ni day taxa ba virus bi gaaw a dugg ci kaso yi te loolu joxe na résultat parce que corona bi yàgg na Sénégal daanaka laaj na secteur yu bëri mais dernièrement la doog a dugg ci kaso yi dafa mu dugg mooy Thiès ak Diourbel dafa fi loolu sax nekkul ci biir de kaso bi na ko ñooñu amee ñun ñu ngi ko amee ci biti ndaala ko ci kaso bi donc loolu lu am solo maintenant li nga xamante ni moom moo ko waral lépp nag nekkul soxor comme ni ko jéem kii di waxee dañu war a bàyyi gars yi li ñu war a xam mooy corona xajul kaso parce que am na yu bëri yoo xamante ni mu ngi am ci biti fu mu am ci kaso du yomb donc moo tax en toute responsabilité autorité bi jël mesures yooyu ñu ko si félicité di ko encouragé nekk ci ginnaawam di ko jàppale. très bien maintenant Covid bi aussi. pour bu mu amee tamit on a intégré les visites mais dañoo war a continuer à maintenir le contact des détenus avec leurs familles. kaso yi am na ay cabine téléphonique yoo xamante ni xawoon na dëgg bi yëpp dañ ko wàññi ba fi mu nekk. non loolu dinañ ñëw ci mesures yi matuwaay yi ngeen jëloon dinañ ci ñëw mais foofu sax laay jeexale ak yow mais may ma inspecteur ma dellu ci Ibrahima Sall laaj ko benn laaj Ibrahima gis nañu grâce yi ni muy demee grâce présidentielle su ma jumul noonu la tudd ci jamonoy feetu 4 avril jamonoy feetu korité xeet yu ne mel mais ndax par exemple ci jamonoy coronavirus bi nga xam ne dañu ne bu ñuy mayee grâce dañuy tànn ñi koy yellool jox leen ko ngir mën a féexal kaso yi ndax waruñu ci woon a dem ak doole ci jamonoy Covid 19 bi pour kaso yi mën a féex. waaw xam nga foofu tamit foog ma taxaw fa sant bu baax njiitu réew mi ndax ñun dañu ko bindoon bataaxal bi mbiri méttee Sénégal ñu amoon tiitange lool jëmale ko ci ñu jëm ci kaso yi ñu bind ko bataaxal ñaan ko mu bàyyi lu toll si 3000 détenus moom si boppam sax tontu nañu bataaxal bi ñu ngi nii ak moom ñu koy sant bu baax di ko gërëm mu xamal ñu ne dégg na li ñu ko wax te bàyyee na bu baax a baax mbiru kaso yi loolu tontu si biir bataaxal bi mu ñu bind ñun ASRED moom xamale na ko ci te bàyyi woon na lim bu takk boo xam ne boo xoolee ci histoire Sénégal si wàllu grâce bu dee benn it ñaarul muy 2031 détenus ak yeneen ñaar téeméer daanaka mu boolee grâce su Korité Tabaski 31 décembre boo boolee grâce yu bëree bëri moom la njiitu réew bi boole ci benn grâce bàyyi ko muy 2031 détenus kon loolu lu baax la te ba ñu ko defee it limu détenus yi wàññeeku nañ bu baax a baax ci kaso yi xam nga grâce moom prérogative bu njiitu réew bi la maanaam article 47 moom may njiitu réew mi mu gracier ku ko neex moo xam. non en fait loolu xam nañ ko mais dañu ne par exemple comme ni ñuy wax situation exceptionnelle mesure exceptionnelle xëy na grâce du nit ku la neex nga génne ci kaso beeg nu mu la neexee mais tey situation Covid bi dal na ci kaw réew mi dugg na ci kaso yi fa nit ñi gën di bari fa lay gën di amee doole ndax tey waree su woon a yokk jéego yi ba lu ñu daan gracier ñu gën ko yokk. bon ci sa xalaat. waa jéego yi war nañ ko yokk bu baax a baax xam nga boo xoolee ci seen rajo bi mat na une semaine waxaat nañ ko fa waxaat nañu ne maanaam ñun comme suñu xam-xam dafa màcc jëm ci ñi caabi féete ginnaaw mbirum kaso ak yooyu ñun dañu xayma ne bu fekkee ne nguuru Sénégal maanaam son excellence Macky Sall ñaanaat nañ ko ci Tabaski ji mu libéré lu toll ci 3000 détenus loolu dina permettre à administration pénitentiaire mu souffler mu am maanaam longueur d'avance bu baax est-ce que tabaski gi soriwul est-ce que corona bee toog di xaar ba tabaski est-ce que tabaski gi soriwul parce que non mesure d'urgence la wax naa ko ci rajo bi maanaam nekkul luy xaar ba tabaski mooy mesure d'urgence bi mooy loo xam ne daar la ñu koy def ndax corona bi wax naa ne mënoon na dugg ci kaso yi bu yàgg mais matuwaay yi ñu jël moo baax ci matuwaay yooyu la très bien dugul ci mu yéex a dugg ci kaso yi waaw kon Mouhamadou Ndiaye aussi ministère de la justice ñoom ñoo ëmb administration pénitentiaire te ñëpp xam nañ ne ministère de la moom mooy demeurer tey parent pauvre état si budget maanaam mooy ministère bi nga xam ne budget bi ñu ko jox pour dundal xale yi budget boobu dafa néew trop te damay insister ci li ma waxaat administration pénitentiaire am na problème mu moyen wu ay nit moyen wu ay jumtukaay malgré effort yi nga xam ne ci ñetti at yu mujj yi def nañ ko muy jëm ci wàllu faju bi tabax ay kaso. très bien Ibrahima waxtu yi dab nañu mais moyen dafa taxaw yu sérieux. jërëjëf gërëm naa la bu baax a baax ci compréhension beeg xalaat bi nga joxe inspecteur Mbaye Sarr
ma jeexale ak yow coronavirus bi mi ngi ci kaso yi sûrement da ngeen teggi pexe ngir seet nu ngeen ko fa génne mais nu ngeen ko dakkalee ndax mën nga ñëw jundul yenn ci pexe yi. waaw xam nga corona bi muy dugg ci kaso yi déjà ni ñu koy éviter mooy boo ñëwee Dakar par exemple dañoo fexe ba nga xam mandat de dépôt yëpp dañu koy centré fenn. mooy day Dakar képp ku ñëw mandat de dépôt Cap Manuel ngay dem. boo ko defee 14 jours ñu migrer vers Sébikotane defaat fa 14 jours voire 1 mois doog a dem maintenant ci yenn kaso yi loolu muy benn. deuxième bi mooy kaso Sénégal yëpp am na kaso bu nekk am nga benn endroit boo xamante ni ku ñëw ci kaso bees duñ fa def 2 à 3 semaines doog a dem dans la grande détention loolu mooy yi nga xamante ni mooy mesure yi nga xam moo nekkoon ci ñun. ni corona amee ci kaso yi aussi toutes les dispositions sont prises notamment à Thiès par exemple par la région médicale mais bu gaa yi fàtte aussi que ni le traitement la prise en charge des malades du Covid dans les prisons mais c'est dañu topp ci stratégie nationale bi donc état bàyyiwuñu ministère de la santé bàyyiwuñu. mais inspecteur fu mel ne kaso di fa waxi distanciation sociale moom day jafe. waaw moo tax ñun ñu commencé avec les moyens du bord. pour bañ. ñu jógee ci biti dugg directement ci biir kaso bi waaw kaso metti na conditions yi liñ ci xam bëri na maintenant li am solo mooy mesures yi ñu jël pour contenir ko. très bien lépp matul mais ñu def ay efforts yu mat pour jëm ko contenir. jërëjëf waaw di ñaan aussi nit ñi ñëw ñu jàpp si fexe ba xamante ni dinañ fexe ba corona bi buy dugg ci kaso aussi bu ci duggee ak doole te bu ci duggee aussi ñu mën ko xeex ak moom parce que dans tous les cas. du corona bi mooy tax kaso bañ a am donc li am solo mooy nan la ñuy def ñun ñëpp ñun administration pénitentiaire société bi journaliste yi surtout par rapport au traitement de l'information nan la ñuy def ba nga xamante ni corona bu duggee kaso dinañ ko traiter avec en toute responsabilité mais nañ fexe ba mu génn fa ak jàmm parce que aussi là il faut un tout pour faire une société. Très bien. Il faut de la sécurité, il faut de la prévention, il faut de la responsabilité et tout ça. Comprendre nañ li nga wax bu baax a baax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax inspecteur Mbaye Sarr inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Dakar gërëm it Ibrahima Sall mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi service digital Yacine Pouy réalisation Alaaji Ndiogu Diène jàngeen jëf ci kanam tuuti yëgle tàggee ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.